jaa ngeen jëf nuyu nañ leen gis ngeen li xew ci biir internet bi Merry Beye Diouf ak téléphone am di xool di snap parfois mu vidéo parfois mu dugal ci Facebook bi ànd ak avatar am tey sax ci ñëw waxtaanee lii di avatar yi démb ba tey gis nañ ni réseau social bi di Facebook dafa génne ay avatar Sénégal ku nekk ngi ci boo ubbee sa téléphone gis nga ku ci nekk di dugal say avatar dinañ ci waxtaan indi ci gëstu bu yaatoo yaatu jaa ngeen jëf. yéen téléspectateurs yi jaa ngeen jëf yéen suñu mbokk internet yi baaxoo ngeen di ñu suivre ci bu waxtu wi jotee tey nag coowal Mali yi moo tax yëf yi di déborder ak journal bi nga xamante ni toujours télévision Futurs Médias du jóg ci di leen gën a xibaar wala di leen wan ay xibaar yu wér te wër ak invité yi nga xam dinañ ñëw seen xam-xam màcc yi indi ci ay leeral lu nekk lu am solo Merry maa ngi lay nuyu tey nag sa téléphone nga génnee tey ni ñu démarré dafa rafet. waa gis nga tey moom foofu laa génnee ndax li ñu nar a waxtaanee moo tax. avatar yi waaw avatar yi donc depuis démb moom moo xew ci réseaux sociaux yi mais balaa boobu rek Mamadou les règles de la bienséance voudraient que ma nuyu ak dalal ñi nga xamante ne moo di suñu internautes yi waaw di leen wax hi donc bienvenue si seen émission bi nga xamante ne moo di lu xew ci biir internet bi c'est parti pour une aventure nit ñi nag ñu ngi kaas Mamadou ndax nee nañu heure bi dafa gàtt mais internet dafa gaaw te gàtt nee nañ dañu bëgg ñu yokk ko waaw nee nañ dañu bëgg ñu yokk ko man daal dañ may inbox am na ñoo xamante ne seen bureau lañ nekk nee nañ da leen di jaral heure de pause ñu dem làqatu seen cuisine wala jël seen téléphone tëj seen bureau di seetaan am nañ possibilité seetaan en live ci Facebook TFM bu ñu demee jarul ñuy créer page bu bees gis naa aussi ñeneen ji di laajte naan ndax mënuñu créer benn page Facebook bu tudd li xew ci biir internet bi jaru ko nañuy dem directement ci page Facebook bu TFM ci suuf en live wala bu fekkee émission bi dafa jeex replay bi mi ngi am ci YouTube bi boo leen tàppee TFM/YouTube wala YouTube boo leen tàppee TFM di ngeen ñu gis émission li xew ci biir internet bi seen ay réaction commentaire dinañ gis lépp surtout boo leen defee hashtag bii di sunu net tey jii sax d'ailleurs dinañ utiliser ay image wala ay vidéo yoo xam ni internautes yee ko proposé surtout ak hashtag bii di sunu net. waaw dañ leen di daal di wan li nga xamante ne moom ngeen ñu fi ngeen ñuy tagee donc juste pour wan leen que ne à chaque fois que boo leen tagee li nga xamante ne moo di hashtag bi sunu net. ñun dinañ ko daal di gis daal di ko fësal ndaxte journalu réseaux sociaux la ñu wax lépp lu xew ci biir gaal bi nga xamante ne moo di internet la ñu wax donc bu leen ko tàyyi à chaque fois que ngeen gis benn vidéo boo xamante ne pour yéen punchline la wala mën na nekk vidéo du jour wala image du jour parce que émission bi seen émission la te yéen a koy def donc pour yéen lañ fi nekkal chaque fois boo leen ko gisee rek mooy Twitter mooy Facebook mooy Instagram wala même YouTube yéen dugal leen hashtag bi nga xamante ne moo di sunu net bu boobaa dinañ ko gis daal di leen ko dugalal. émission interactive la seen ay réaction dañ koy jël taataan ko partagé ndoo ko ak yéen en temps réel ak hashtag bii di sunu net. léegi nag ñu waxtaanee ni sa solo bi sax dafa ndroog ak sa avatar bi. waa gis nga avatar yi dem ba tey génn na ku nekk génn ci instant yi moo lëmbee réseau social bi di Facebook. depuis démb en tout cas après midi bi la ñu daal di gis li nga xamante ne mu di avatar yi donc xam nga moom fii moom Sénégal lépp lu xew rek nit ñi dañ ciy daal di bëgg dugg daal di ci dugg ak doole. donc avatar yi mais avant loolu ñuy xëy na ñun ñu ngi si door a jot mais avatar yi c'est disponible depuis mai 2020. depuis mai 2020 mais mi ngi door a wàcc si ñun août 3 mois après. 3 mois après ñun Afrique en tout cas Sénégal waaw ñun ñu door see jot et à chaque fois c'est comme ça chaque fois que ñoom ñu créer li nga xamante ne lu bees la dañ koy tester si yeneen dëkk et quelques mois après ñun ñu daal di si jot donc avatar yi Mark Zuckerberg daf ko créer pour concurrencer li nga xamante ni mu di TikTok ak aussi kii Issa Campbell la kii Khadija la donc ku ci nekk waa ñii xam naa leen da nga kii Oumy Samb la wala Régina gis nga Régina en fait création avatar yi lu tax muy nduroog ñi nga xamante ne moo di nit ñi moo di da nga koy créer à partir de yow ni nga mel. donc soo si duggee da ngay cliquer si créer votre avatar. nga daal di choisir sa teint say bët. sa karaw ndax da ngay faral di musóoru wala ndax da ngay faral di léttu loolu yëpp boo ko daal di créer ba pare nga daal di ko mën a utiliser si ay positions yu bëre yu lay wax ay hi ay bonjour et tout ça te li ci gën a neex mooy que ne en fait Marc dafa créer li nga xamante ne mu di avatar yi instant yi ngay expliquer nii man maa ngi defar sama boss waaw defaral sa boss su ko defee man ma continuer explication bi Marc daf ko créer pour concurrencer li nga xamante ne moo di TikTok pour indiwaat ñi nga xamante ne ñooy jeunes yi pour redorer un petit peu le blason de Facebook gën a xëccaat jeunes yi et aussi
aussi kenn bu leen fàttale que ne li nga xamante ne moo di avatar day fàttali li nga xamante ne moo di Bitmoji bi nekk fële ci Snapchat donc looloo tax marque daal di créer li nga xamante ne moo di avatar pour daal di indiwaat li nga xamante ne moo di mooy tranche jeune bi donc Mamadou an sa avatar waaw léegi yow proposer ma sa avatar en attendant ma wan la sama bos yaa wax c'est vrai que yow da ngay coste tout le temps te tu aimes bien le bleu mais c'est vrai que internet yi wax leen ñu kii est-ce que nduru na ak Mamadou Ndiaye est-ce que nduru na ma sama avatar bi ma defar nii ndax nduru na ma ba kase marron bi ak dàll yi non te génnagul sax bi exclusivité man dugalaguma dara sama avatar bi sama Facebook lii nice na waaye xaaral nga xool sama bos dafa nga war ñu bu mairie ak samay létt mais nii ngay def ci bungulu gàtt tamit nii. kan man waa dama waa yàgg naa ko bëgg mais léegi dama ko wàññi. monsieur Diouf est-ce que gis na ni. waaw non lii tenue piscine la yow tamit bàyyi lii avatar la du man ngay wax nga si Diouf ndax gis na lii depuis ba nga marié da nga koy wàññi. avataru mairie léegi ci seen commentaire ba xam ndax nduroo nañu. suñu gisoo sama tache bi noonu ci wetu gémmiñ bi nii. mais. jusqu'au moindre détail il faut ma am avis internautes yi quoi lii il faut ma am ci avis internautes yi ñu ngi xaar seen ay réaction ci page Facebook bu TFM actuellement en live gis nañ yéen a ngi commenté boo leen demee YouTube ak hashtag bii di sunu net boo leen ko defee image boo leen ci wala ngeen joxe seen réponse ci suñu avatar yi ñu proposé. li ko waral mooy dem ba tey gis nañu réseau social bi di Facebook inondé ak ay avatar mairie ñëw na ci ak explication yu leer li tax Facebook créé ko indiwaat ko ngir indiwaat bu baax jeunes yi te loolu lu am solo la. ndaxte ñu bari tamit j'avoue que ñenn ñi dañ doon xaw a bàyyi Facebook. waaw et puis concurrence bi tamit. ok xaw nañ ko délaissé parce que Snapchat moo njëkk a ñëw daal di yóbbu li nga xamante ne moo di tranche jeune bi. daal di créer li nga xamante ne moo di Bitmoji. ñu jógee fa TikTok ñëw donc presque jeunes yëpp ñu ngi daal di nekk TikTok léegi nag marque tamit pour mën a concurrencer loolu yëpp moom tamit mu daal di fële fii. wax na waaw. créé nañ ko depuis mai 2020. mai 2020 la commencé di créer lay gën a mi-août lañ sa jot. ok mi ngi noonu donc envoyé leen ñu sax seen ay avatar loolu mën na ne. yéen ñi nga xamante ni yéen les inconditionnels li xew ci biir internet bi hashtag bi sunu net la boo leen demee Twitter dañ koy gis boo leen demee Facebook dañ koy gis c'est très simple bari nañ yéen ñi ay messages yu ñuy jot nan la ñu mën a def ba participer ci émission bi c'est très simple dem leen Facebook ngeen tapé page Facebook officielle bu TFM di ngeen gis émission yëpp en live émission bi ngeen bëgg a participer boo leen commenter ci suuf bi nga xamante ne mooy li xew ci biir internet bi c'est interactive maanaam seen ay message dañ koy jël di ko partager ndox ak yéen mën naa lire léegi benn message boo xamante ni léegi la en temps réel la ko internet bi bind fi ma toog nii dama koy gis nii ak équipe digitale bi ci ginnaaw ñu participer ndoo ko ngeen gis message bi donc boo leen defee hashtag bi sunu net dinañ jot message bi te loolu nekk na lu am solo Merry bu jógee ci avatar yi nag fees na del fi mu ne nii ci Facebook bi waaw ñu waxtaane Covid 19 mënuñu ci jóg sensibilisation non duñ ci taay mooy li may faral di wax rek parce que li nga xamante ne moo di suñu émission bi di li xew internet li xew ci biir internet wala li ci net bi dañuy informer bari na ay tur yooyu li ngay wax nii li xew ci biir internet yi dañuy demander naan ñu li ci internet bi ñenn ñi ne ñu noonu li xew ci biir internet yi tur bi dafa bari loolu dafa neex waaw loolu dafa neex xam naa ne sax bu ñu demee ba ci kanam dañ leen bàyyi yéen rek ngeen déntewaat émission bi waaw daal di ko jox tur bi nga xamante ne moo leen ci gën a neex émission bi yéen mi ngi noonu yéen ko moom yéen dafa free daal donc lépp li ngeen ci mën di def dañuy sensibiliser dañuy éduquer dañuy jàngale ni ñuy utiliser smartphone yi dañ leen wax application yu baax yi dañ leen wax li xew ci réseaux sociaux yi internet bi c'est interactif seen ay réaction aussi dafa baax dañ koy jël et dañ koy utiliser mu baax dañu te loolu nekk na lu am solo mais surtout dañuy aussi sensibiliser si li nga xamante ne moo di le port des masques di takk masque comme il le faut waxoon naa ko fii la semaine passée boo leen xasee ba takk seen masque nii bu leen ko wàccee fii parce que fii zone la boo xamante ne nii mën na infecté te boobaa boo leen ko yéegalee mën ngeen infecté seen bopp di daal di utiliser li nga xamante ne moo di gel tout le temps di respecter li nga xamante ne moo di distanciation sociale bi et tout le temps aussi di aar ñi nga xamante ne moo di mag yi bu leen fàtte paludisme timide dafa xew surtout jeunes yi moytu leen am paludisme ak corona en même temps. mais masque yi daal du pour lii xoolal image bi ñii di masque yi di fii du place ci internet la ko jëlee benn internet moo ko proposé léegi merci beaucoup sama réalisateur bi Apoulaye c'est très efficace moom tamit xale yi 2.0 la quoi mook Youssou ñu ngi ci ginnaaw réactif Youssou nee na bu ko tuddati ci émission bi. voilà
Youssou bàyyi tooñ kon duñu tudd Youssou ñun ñu bàyyi noonu mais en tout cas ñi ci ginnaaw daal son équipe digitale bi nekk ci ginnaaw dañ leen ko mës a filmeel ak suñu téléphone wan leen équipe bi nekk ci ginnaaw di wane ne émission bi dafa am benn équipe bu doy waar bu nekk ci ginnaaw au delà de administration bi ñoom Thérèse ak ñaari tubaab yi Jennifer ak kan ak keneen ki jàpp ma dërëm bi Bamba ak Bamba ñu ngi lay nuyu administration émission dafa architecture de waaw mais bu ñu jógee ci image boobu Mamadou am na beneen image boo xamante ne pour man image bi moo daal di tënk li nga xamante ne moom la ñuy dund actuellement ci Covid bi par rapport ak gouvernants yi par rapport ak ñi nga xamante ne ni moom lañ tuddee les insouciants maanaam ñi nga xamante ne jëluñu mesures barrières yi au sérieux ak ñi nga xamante ne moo di police bi ak corona beeg ñun ñu xool vidéo bi gis ngeen ko nii docteur yi ñoo ne ci kaw voilà en anglais lañ ko bind Covid baa ngi noonu ci suuf non français la ma jox la lunette wala baax na Covid baa ngi ci suuf monde bi mooy ñun docteurs yi ñu ngi essayer sauver monde bi ñi nga xamante ne ci suuf ñooy insouciant ak police bi nga xamante ne ñi ngi jàpp di xeex li nga xamante ne ñoo di insouciant di remercier suñu benn internaute bu fidèle Maymouna Ndiaye moom mooy daal di envoyer yenn message yi nga xamante ne ni wala image yi pour émission bi. Mais lii ça résume tout la ñuy wax une image 1000 mots. mi ngi noonu. waaw merci beaucoup ci image yi ngeen ñuy envoyé ak seen ay réaction ñu ngi jot message yi mën naa jékki-jékki rek lire benn message nii ñu partagé ndoo ko ñu ngi ñëw ci am na kuy laajte déjà tey réponse su démb bi ak question bi ñu posé woon ñi dinañ ci ñëw. mais balaa boobu aussi ñu big up site internet yi ñu jiite ci IGFM. www.igfm.sn mooy site d'information bu groupe Futur Média information en temps réel détaillé leen yenn xibaar yi gis nañ ni information yi nga xamante ni site d'information bu IGFM da koy def en temps réel da leen tàmm di ko utiliser. wala di ko jëfandikoo application bi tamit disponible na ci téléphone portable yi boo leen télécharger application IGFM di ngeen ko mën a am ak wala dugg directement ci site bi www.igfm.sn. waaw loolu mooy la télévision Futur Média digitale la télé digitale. donc même bu dee IGFM am na tamit comme ni nga ko waxee dañuy big up yeneen sites yi ñoom Seneweb. et cetera ñoom Senewi Senego Senenews Senenews sax dinañ si ñëw bu ci kanam. ak kii nu mu tuddati waaye. Sénégal 7 waaw Sénégal 7. xalima chaîne yi bëri nañu mais en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. ndaxte gis nañu liggéey bu xarañ bi ngeen di def ak li nga xamante ne surtout mooy fact checking ak vérification information pour bañ a diffuser pour bañ a def li nga xamante ne moo di diffusion de fausses nouvelles. loolu dañ koy remercier aussi waa Africa Check dañuy liggéey ak ñoom. parfois bari na ay images yi nga xamante ni yu ci bari bu ñu koy vérifier ci ginnaaw ci ndimbalu waa Africa Check la ngir ñuy bañ di fésal ay xibaar yi nga xamante ni wérul te léegi ak internet. ak fi jamono toll téléphone yu bari yeeg smartphone yeeg yooyu léegi diffuser xibaar yu wéerul dafay gaaw ci période yi ñu nekk nii donc ñu leen gën di sensibiliser bu leen di diffuser yenn xibaar yi nga xamante ni wéerul leneen li mooy am na beneen tweetos ci Twitter la utiliser jox ñu ay xalaatam ci réputation bi nga xam ñu ngi ko doon waxtaanee démb. bërki démb te loolu nekk na lu am solo. waaw benn tweetos la boo xamante ne nii li mu wax li daanaka dafa ëmb li nga xamante ne moom mooy lu ñuy dund actuellement ci li nga xamante ne moo di utum buzz ak e-réputation ndax daal dinañ si ñëwaatoon si suñu émission yi nga xamante ne moo jàll. donc avec la complicité de la régie ñu daal di ñu tegal li nga xamante ne moo di Abdoulaye Niang. moom la daal di bind ci tweetam bi moom tamit il a mis aussi le hashtag sunu net. moo tax ñu leen di woon toujours que ne. lépp loo leen mënti posté ñun dañ koy gis. donc nee na le nouveau virus au Sénégal. nekkul corona mais s'appelle e-réputation. ndax chacun fait tout pour devenir le héros du net. même s'il faut aller jusqu'à sacrifier sa vie privée. et vilipender celle des autres par ricochet. donc je pense que résumé na. actuellement li nga xamante ne moom moo xew ci internet bi. te ñun moom li muy demandé ñun loolu lañu leen di wax di insister ngeen utiliser lii seen ay bépp jeune. wala bépp loo xam ne xalaat nga ko ci loo xamante ni dina defar Sénégal ci lu baax ci côté bu positif bi. comme ni utiliser hashtag sunu net dinañ ko gis. message u Abdoulaye Niang bi li mu def moo tax ñu partagé ko li mu wax ci e-réputation barki dem lañ ci ñëwoon
ak lu gëstu bu yaatu xalaat ay borom xam-xam ñëwaat ci te dinañ ci ñëwaat. du ñu jóg ci di ci ñëwaat sax e-réputation dafa baax surtout ndaw ñi ak ñi nga xamante ni période yi dañuy utiliser lii di réseaux sociaux yi wala internet bi ndaxte mën na leen xañ du ñu am liggéey du ñu jóg ci di ko wax. exactement mën na leen xañ loolu mais mën na leen aussi indi li nga xamante ne moo di détruire seen àdduna. parce que c'est lépp lu ngeen di def ci biir internet bi xalaat leen suba ne pensez pas au présent immédiat wala au futur proche mais pensez plutôt à seen futur lointain suba ëllëg si biir soo leen bëggee dem déposer ji CV wala ngeen am seen yëfu bopp bu ñu leen génnelee seen i VAR. bu ñu leen defalee VAR wala génne leen seen i dossier si Facebook bi déterrer yenn cadavres yi voilà donc ban impact lay am si seen vie professionnelle il faut toujours penser à ça. et c'est important donc ñu remercier Abdoulaye Niang ci tweetam bi parce que tweet bu am solo la. merci Abdoulaye Niang ci tweet bi nga bind noonu. dañu gis ni c'est important surtout gannaaw bañ ci waxee ba pare yaatal ci nga joxe sa xalaat ñu gis ni war na soxal internautes yi war na soxal téléspectateurs yi ñoom ñi nga xam ne aussi ñu ngi ñuy suivre partout dans le monde fépp fu sénégalais nekk waa États-Unis ñu ngi jot seen message waa Europe beneen fépp fu sénégalais nekk diaspora bi ba Belgique gis nañ ni ñu ngi ñuy message leneen li tey dama lay laaj lan mooy cas bi waxuñu cas yi te information yi dafa bari quoi. waaw de information yi dafa bari waaye démb xam nga dañu ñëwoon ci cas Mbissane. non il faut que ma indiwaat ko. mais Mbissane aussi ñoom seen cas bi ñu ngi bëgg gudd daal. non dina gudd parce que dafa amaat mais leen fi woon démb. non mais dafa amaat rebondissement dans l'affaire xam nga démb dañ leen benn internaute moo ñu indiloon VAR bi nañu daal di que ne ñaar ñi ay acteurs lañu. mais dañu yeewu suba teel gis ne que SeneNews dañu publier benn vidéo boo xamante ne nii Mbissane dafa daal di ñëw ak ay mbokkam. ci biir SeneNews attaqué ne ñoom ñoo tas sëyam. est-ce que ba tey nekkul ci film bi. c'est la question que tout le monde se pose ndax gis nañ ci commentaire yi am ñu ne ñii ba léegi pareeguñu seen scénario bi. kon pareeguñu. waaw kon ñu seetaan lii. am na benn internaute mi ngi nii. li mu commenté c'est tellement pertinent. lu mu wax. nee na kii filmé. bougé wul. moom laa wax tey suba sama jëkkër. dafa resté zen. waaw. analyse bi mu def daal c'est tellement. loolu laa wax tey suba sama bu ñu koy seetaan ma nee naa ko mais man li ma jaaxal mooy ñi ñu ngi xuloo ñu ngi xeex mais kii filmé moom buuxuñu ko caméra am c'est stable bon c'est bon affaire yi daal. dinañ ci continuer waaw dina cas la. ñun moom suivi de cas la ñu ci internet cas bi nga indi semaine bi yëpp yaa ngi ci cas bi ñoom ñu ngi gën di dem rek di gën di kii. yaa ngi ñu koy topp Mbissane kii tu baax na mais en tout cas réaction internaute bi baax na nekk na lu am solo et pertinente li mu wax nii nee na kii filmé daal. analyse bi mu def mooy. kii filmé bougé wu dawul raful. waaw kenn buuxu ko te xeex j'imagine. moo ñu jaaxal bu amee bu ñëppay jaxasoo. looloo ñu jaaxal waaye suba la jeudi xëy na fii ak jeudi dina amaat leneen. bu boobaa rek ñun ñu indil leen. jeudi sori na sax fii ngoon ni gars yi décortiqué ko. ay ca. voilà indil nañ ñu image yu démb bi démb. kii lañ doon laajte bu yàlla nee waaw wala kii kan la image bi ñëpp doon ko partagé démb nag gis nañ seen ay réaction biñ ko dugalee ci saa si ñu bari joxe réponse bi mooy. Idrissa Gana Gueye li tax ñu waxoon ko démb parce que démb da doon jouer demi-finale Ligue des Champions wala dafa waroon jouer wala ak équipe am donte joué wul match bi gis nga réponse yi lii sur Twitter la hashtag bi sunu net di wane ni sénégalais yu bari wala internautes yi ñëpp a ngi ñuy suivre. di bu ñuy bàyyi xel émission bi am na solo ci ñoom commentaire yooyu dañ koy jot Idrissa Gana Gueye baa ngi nii ñëpp joxe réponse bi trouvé ndoo ko mais nag kon loo yi xam na duñ mën a joxandoo ñëpp il faut ñuy commencer léegi di tànn kenn rek. ah waaw loolu la da ngay tànn kenn au choix rek parce que vraiment am na ñu dañuy bëgg di may téléphone portable. tablettes yi mag yi tablettes yi. ñenn ñi naan ñi dañu leen bëgg di jox crédit téléphone. crédit connexion internet. ñu koy am bari na ñoo xamante ne actuellement dañu bëgg bokk ci émission bi te lii nee nañu rubrique bi moo leen gën a intéressé ndax tey lii dañuy wane démb ak tey bu yàlla ne waaw changement am na wala amul. non am na bu baax man nee naa la kanam bi ça me disait quelque chose mais xaw ma woon kan la. waaw mais.
ñëpp ko trouvé Idrissa Gana Gueye. mais ñun na tamit war nañ commencer ici di poser ay questions yu gën a saf nii. waaw non foog ñu dugg ci ruq-ruqaat yi. lijjanti gars yi xool seen démb. ak seen tey di ko souhaiter bonne chance moom Idrissa Gana Gueye démb. di ko féliciter aussi ndaxte day fas yéene jouer Ligue des Champions Paris Saint-Germain finale Ligue des Champions gannaaw Sadio Mané ñaari yoon moom beneen sénégalais bu ñëw dolleeku loolu en tout cas di ko gën a encourager di ko féliciter pourquoi pas mu gagner trophée bi nga xamante ni ñu bare koy wër mu nekk kon beneen sénégalais bu ko gagner loolu en tout cas moom lañ koy ñaanal moom Idrissa Gana Gueye tey nag. tey koo indi. internet yee ko proposé kay. ay ca kii kan la ñuy laajte nii bu yàlla ne waaw kii moom bu ñu wanee photo tayam tey kii moom kanamam moom xàmmee naa ko nag. waaw. ah ca la ma foog. à moins que je me trompe xool continuer di xoolal ndax gars yi commencé nañ mais kii aju ci kaw garabam bi ak ay écouteur am li yàggul di ndax écouteur ba léegi nit ñaa ngi koy. kii de toog na miiru terrain yi xam naa football lu bon professionnel xoolal tànk yi dañ ko suturaal sax. astafirullah xoolal oom yi. non àddina doy waar kii la ñuy laajte jox leen ñu réponse yi ñu ngi xaar seen ay réponse ci réseaux sociaux yi hashtag bi sunu net dinañ ko am en temps réel suba ñu ñëw wan leen jox leen vrai kanam vrai visage bi. non ndax bii visage bi fake la woon. non déedéet lii du fake yow lii avant la mais bu subaa ñu wan leen ni mu mel léegi. maanaam ba yàlla ñëwee. bu yàlla ne waaw waaw ba yàlla ñëwee. ba yàlla ñëwee ni mu mel après yàlla egsi demoon na bay egsi mi ngi doon ñëw sax. mi ngi doon ñëw. voilà mi ngi noonu mooy question bi nga xam ne posé nañ ko tey. mais aussi duñu jóg ci di gën di féliciter sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi ci réseaux sociaux yi mais action yi dañ koy jiite ci koñ yi bi waa Médina la. Médina School ñoom ñi nga xamante ni aussi benn association la ñu ngi ko partagé ci seen page Facebook. ñu jëlee ko fa comme ni ñu koy defee hashtag bi dañ ko utiliser muy sunu net action yi nga xam ne action citoyenne la. ay action yu ñuy saluer dañ ko mu nekk ay chaise roulante yu ñu may centre Talibou Dabo ak ay imprimante yoo xam ne maye nañ ko ci école ex Médina 4 mooy Mour Diop. lii nag vraiment ay action yoo xam ne dañu leen ni toujours di ko encourager ndaw ñi di ko def bu ñu ku ci raxasul sa koñ ñi ngi fexe wut solution boo xamante ni dañ jàppale seen waa gox. waaw ci loolu sax laay daal di bifurquer man tamit dem fa nga xamante ne mu di Bargny comme ni ñu koy gisee ci image yi gis ngeen nekk ne avant plage bi dafa daal di salté donc ñoom ñoo jël ñi dafa am ki nga xamante ni mu tudd Junior Diakhaté Nitch moom moo daal di posté loolu donc daal di def mission accomplie la plage de Bargny est redevenue très propre donc gis nañu vidéo yi et sur ce tweet là on a enregistré 2031 retweets avec un commentaire de 4579 j'aime donc pour dire que benn image la boo xamante ne ça a marqué en tout cas waaw plage yu Bargny bi gis nga nu mu salté woon avant et après. mais dinañu def donc dañ ko daal di jàpp nettoyer ko def ay vidéo xam nga daal di ko nettoyer ba mu set wecc donc di féliciter li nga xamante ne moo di action yooyu ndax lii tamit lu baax la ndax gis nga temps yi y a une campagne qui vise à ce que li nga xamante ne moo di mbuus yeeg ak sachet yi ñu daal di ko interdire de vente bañ ko sànni ci plage yi ndax dafay yàq li nga xamante ne moo di suñu littoral. encore félicitations seen ay messages yu ni mel yii dañ koy soxla di ko partager ndoo ak ndaw ñi. mbokk internautes yi ku ci nekk di jéem a def dara sa koñ wala sa quartier pourquoi pas sa région gis nañ dinañ démb indi nañ waa Diamaguène tey ñi ngi indi waa Médina yeeg waa Bargny yi surtout waa Médina yi nga xam ne taxawaay bu am solo bu ñu waa Médina School li ñu def pour école Mour Diop Médina 4 nouvelle ay imprimante lañ leen jox beneen action bi nga xam ne ñu def ko fële ca Bargny waa Bargny plage bi nu mu meloon avant gis nga photo yi ak image yi après ñu defar ko ba mu set partager ko ci réseaux sociaux yi utiliser hashtag bii di sunu net ñun tamit ñu partager ndoo ko ak téléspectateurs yeeg ñu ñuy suivre ci internet bi démb yaa ngi doon wax démb lii dañuy laajte tamit lan la mais xam nga lii déedéet dëgg xaw ma li xale yi xamuñu ko surtout ñu judd 2000 nii xamuñu ko waaw génération 2000 xamuñu ko waaye man boole naa sama bopp tamit xaw ma ko lii est-ce que xam ngeen lan la lii ñu judd 2000 xamuñu ko de mais li gerte la de wala. gerte xott bon normal gerte bu ñu lakk la. ok dafa am lu ñu koy lakkee loolu. lii ñun ñu daan dem vacances ay Pire ay Xombal. kon yow lii def nga ko. ba tay lii dama xam tur bi la ñuy laajte sax. bu ñu wàccee nga wax ma lu mu doon. waaye lii yéen ñi judd ay Vietnam yi wala ngeen nekk Vietnam xam nga leen mu tax ma indi la fi li waa Vietnam di def. lii foog nga nekk. réel. waaw àll bu dëgg taan. nu mu tudd.
léegi seen ay commentaire ci image boobu ñun ñu foog nga jóge dëkk Dakar di dem ay vacances ci région yi. pour mun ko xam parce que da nga doon dem tool. bu doon dem tool aussi yii dañ ko daan def. yow tu as vécu de Mamadou waaw bu baax. bu ma yaakaar xale est-ce que doo magum jëm ci beneen vie bi. baax na lii tamit benn internaute moo ñu ko partagé. ak hashtag bi di sunu net. waaw moom nag nee na Adam et Ève avaient mangé la pomme et la vie est dure comme ça donc mi ngi laaj ne léegi bu dee Adam et Ève ñoom kaani la ñu lekkoon kon adduna bi ni muy mel. imaginer pomme rek lañ lekk. heureusement que pomme la ñu lekk kon bàyyi ñuy rek ñu daal di gérer li nga xamante ne mooy vie bi. en forme de pomme ndax am na pomme verte am na pomme rouge am na pomme sucrée am na pomme non sucrée. xëy na fi mu ne nii pomme non sucrée la ñuy lekk. àddina métti na. métti na mais bon àddina métti na. sant yàlla rek. waaw baax na. en tout cas li mu wax ne am na solo nag comme que pomme rek lañ lekk mu mel nii xam bu ñu lekkoon kaani ni muy mel. noonu da lañuy le résumé àddina hashtag bi muy utilisé mooy sunu net mën na ko def Twitter Facebook mën na ko def ci Instagram wala mu dem YouTube sax bu ko defee ci commentaire yi nañ ngeen gis seen proposition ak li ngeen ñuy proposé ci émission bi c'est interactif yéen tamit li ngeen di jëfandikoo ñun dañ koy jël partagé ndoo ak yéen téléspectateurs yi mais aussi yéen internautes yi mais parfois tamit am ñu génn ci réseaux sociaux yi de comme image bi vidéo bi may waaj a wone menacé bu baax internautes yi naan leen bu leen commenté lu mu leen neexee. waaw moom daal saaga yi moom de commenté na moom daal wax na lancé na message am donc ñu xool ko. déglu image bi. voilà lii la xewoon ca Mali la démb ñu jàpp ni foofu këru vidéo bi gis naa ñëpp di ko partagé aussi. ci statut WhatsApp yi Facebook Twitter ñëpp di ko partagé li ñu wax ni kër doomu président bi la ñenn ñi loolu la ñu wax. mu nekk image yi nga xam ne yeneen compte yi aussi préciser que ni en tout cas famille présidentielle bi président wu ñi doon jiite fële Mali. la seen kër yi la nit ñi démb doon dugg di enjoy bu baax ci piscine. waaw li nga xamante ne moo di këru Karim Keita en tout cas muy kii nga xamante ne moo di doomu IBK moom lañ ko daal di jiñ ne moom la ñu daal di saccagé noonu donc kër gi mi ngi nekk fa ñu naan Sébenikoro. donc foofu la ñu daal di dugg ñu yëgal ne que ne benn témoin boo xamante ne c'est un témoin très fiable moom moo fekkee affaire yi moom moo daal di ne ñi dugg ci biir kër gi dañoo daal di jël lépp yóbbu ko donc sac ciment moo fa nekk pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk en chantier donc lii moom moo jot a wadd comme information si li nga xamante ne moo di kaawu Mali bi di yëgal rek aussi ki nga xamante ne moo di suñu président son excellence monsieur Macky Sall moom ak ki nga xamante ne mooy Mahamadou Issoufou Nana Akufo-Addo ak Alassane Ouattara ñoom dinañu daal di retrouver wu li nga xamante ne moo di suba jeudi 20 août à Bamako pour ñu essayer trouver li nga xamante ni mu di terrain d'entente ak militaires yi nga xamante ne ñoom ñoo daal di def putsch boobu. ñu ngi xalaat sénégalais yi nekk Mali Sénégal ak Mali daanaka benn la ñoo bokk même devise. un peuple un but une foi. ñaari dëkk yi gis nga drapeau vert jaune rouge la. bi étoile bee amul dara. bi amul étoile mi ngi noonu ñi ngi xalaat sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk Mali en tout cas di xalaat maliens yi actuellement ci moment yu xaw a jafe yi ñuy dund nii. di wax ni démb hashtag bi Mali la woon ak Bamako ñëwoon nañ ci ni mu gën a yaatoo ak édition yi nga xam ne defal nañ leen ko fii ci télévision Futurs Médias beneen affaire bi balaa ñoo dem ci vidéo bi nga xam ne waa régie bi ñu moo koy seetal beneen vidéo ñi menacé bu baax xale yi nekk ci réseaux sociaux yi nañ ci ñëw léegi balaa ñoo jeexal lii victoire sànq maa ngi doon wax Idrissa Gana Gueye victoire du Paris Saint-Germain bi nga xam ne démb gagné na ko Leipzig 3-0 ci demi-finale Ligue des Champions pour la première fois Paris Saint-Germain fas yéene joué finale mu nekk lu am solo lu nga xamante ni démb Parisiens yi def nañ ko image ambiance baa ngi nii ci bus bi mën nañ leen ko dégtal ñu ngi ko doon partagé ci réseaux sociaux yi.
voilà mi ngi noonu Paris Saint-Germain di leen souhaiter bonne chance beneen demi-finale bi tey la ñu ngi koy xaar ci diggante Bayern Munich ak Lyon ku ci gagné moo fas yéene jouer finale Ligue des Champions jàkkaarloo Paris Saint-Germain en tout cas di souhaiter bonne chance à Idrissa Gana Gueye leneen li mooy vidéo bii nga xam ne tamit mi ngi def buzz boobu mooy du baat doo commentaire lu mu la neexee ci réseaux sociaux. non man du ma commentaire man sous-marin laa gën a nekk sax ko commentaire. songu la xale yi nekk ci internet bi yëpp di tooñ barki yontu yàlla Muhammad maa ngi la koy seedeel tay képp ku ne ci internet bi ma génn interview muy dëgg ci man nga teg ne xaalis sama tax a jóg mbaa yàq ma tax a jóg maa ngi seedeel rabbi samaawaati war ardi jàlla jalaaloo yàlla na ma la fekkal sa kër wan la ba nga xam ne dossier Daba Boye bi nga tooj ak bi nga bind la du ma leen baal songu la xale yi nekk ci internet bi xale yi nekk ci internet sa genre gi sama genre man sous-marin laa wax naa la ko maa koy wayam ñun dañuy gis waaye dañu commentaire moom daal lancé na message am te xale yi nekk ci biir internet la ñuy wax ñu ne magum jëm lañ du ñuy xale. ngay xale mi ngi noonu commentaire en tout cas amul daal la ko ci wax loolu léegi message bi ñu moytu bu baax ci internet bi di saaga waate di live di wax lu ñu neex ñu moytu. Adja Daba Boye ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko nuyuwaale di ko xam ni xale yaa ngi koy suivre bu baax ci réseaux sociaux yi mais nag du rek saaga mais am na ñuy wax lu positif te na xool bu baax ñi nga xamante ni ñu ngi joxe message yu positif yi jeex na pour tey. waaw ñu daal di tàggatoo rek. xanaa daal di delloo antenne bi ki nga xamante ni moo di Eva Tra moo nar a ñëw ak inspecteur Ndoye Bane. donc di leen jox dig daje demain incha allah pour le dernier numéro de la semaine. jeudi donc 13h30 toujours bu leen ko fàtte seen heure la ba 14h en attendant et amélioration ñëw ndax comme gars yaa ngi naan nañ yokk heure bi wala nañ ko kii. boobaa suñu connexion dafa gàtt. waaw diggante 13h30. ba 14h waree fa nga ñëw. ànd ak Tata Eva Tra ak équipe am ñu ngi ñëw. moo tax ñu leen di jox dig daje ba suba incha allah ci beneen numéro li xew ci biir internet bi entre temps ñu ngi leen di suivre ci réseaux sociaux yi ak hashtag bii di sunu net ba suba incha allah. Est-ce que je peux me dire comment on appelle les habitants des États-Unis? Tu vois? Les New-Yorkais. C'est quoi? Moi, c'est les Américains. T'es sûr de toi là? Bah oui. Oh, j'ai trouvé! Mais non, États-Unis. États-Unis, c'est un État. Mais c'est les Américains. T'es Les sûr, États-Unis, oui. Bah oui. T'es sûr de toi là? Bah ouais. Genre t'appelles les Américains et les gens des États-Unis? C'est la capitale. Déjà c'est quoi la capitale des États-Unis? C'est Washington. Washington. C'est quoi?